والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وولاه إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis encore très touché de ces belles récitals coraniques, en particulier ce que nous venons d'entendre par la voix de ces deux lauréats qui m'entourent, et je salue toute la jeunesse sénégalaise, la jeunesse que Mohamed Mourtaja Amjaria figure comme exemple de la jeunesse sénégalaise, et ils ont marqué cette capacité, cette brillance de montrer que le Sénégal est champion non seulement au football, mais champion également dans la préservation de cet enseignement coranique. Grâce à ces chefs religieux, à ces daras partout dans le Sénégal qui prennent soin des enfants de Sénégal, des jeunes âges, et voici les résultats. Donc je tiens à remercier mon grand frère ici, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, de m'avoir invité. Je lui ai promis de venir. Pourtant, nous passons les dernières nuits de ce mois béni de Ramadan, donc un rythme chamboulé, un sommeil qui manque. Donc il m'a encore honoré de me donner la parole. Je le remercie de vive voix devant son public à Thiès, ici où nous avons l'habitude de venir pour aussi célébrer cette fraternité sénégalo-palestinienne. Et à la fin, je souhaite à tous et à toutes un bon fin du Ramadan, que Allah le Tout-Puissant exauce nos prières, accepte notre jeûne et notre récital du Coran. Mon précieux, ces jours rares où le Coran est descendu sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et j'aimerais dire que le Saint-Coran, quand il descend sur quelqu'un ou sur quelque chose, il le rend noble, il le rend meilleur. C'est pour ça le transporteur de ce message divin, l'ange Jibril, est devenu le meilleur ange. Et quand le Coran est descendu sur le cœur du prophète Mohammed alayhi salam, il est devenu non seulement prophète, mais le meilleur prophète et le meilleur messager. Et durant ce mois du Coran, le mois qui équivoque au meilleur mois, il n'y en a pas un mois mieux que le Ramadan. Ces derniers jours du Ramadan, ces dernières nuits du Ramadan sont égales à des milliers de mois. Donc, Inch'Allah, Dieu accepte de nous et Dieu exauce nos prières. Amin ya Rabbal Alamin. Et prochainement, nous faisons le Ramadan ensemble sur la terre sainte de la Palestine, sur cette esplanade de la mosquée qui a accueilli le prophète Mohammed lors de son voyage nocturne. Là-bas, nous célébrons la victoire de la Palestine, la liberté des Palestiniens, Inch'Allah, à vos côtés. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum mbooloo mi di sant sunu borom di nuyu ñëpp di leen ziar ci weeru koor gi di nuyu monsieur le gouverneur nga xam ni moo fi teewal état bi di nuyu monsieur le maire Pape Diop di nuyu aussi adjoint maire yi fi toog yëpp di nuyu aussi Mame Diarra ak Mohamed nga xam ni vraiment
am na compétition bu am solo di coupe du monde Coran nga xam ni ñoom ñoo ko gagné di nuyu aussi son excellence l'ambassadeur de Palestine di ko remercier aussi ci témoignage bi mu defal sunu xarit Ahmed Saloum Dieng damay def nag nuyu spécial jagle ko ki nga xam ni moo di organisateur événement bi di Ahmed Saloum Dieng Saloum mën naa ni bokk naa ci journaliste yi mës a bind ci moom loolu yàgg na daanaka mat na lu mat ñaar fukki at yàlla dafa def bi ma woowee ni ma dama bëggoon nga nekk invité d'honneur ma xool samay archive ni mas naa bind ci Saloum ndax loolu yàgg na xëy na ñu bari xamuñu ko mais ci sénégalais yi am diplôme d'ingénieur parce que boo ko gisee mu sol blogo bi da ngay yaakaar ni ndongo daara rek la waaye dafa weesu loolu ndax ci ñi njëkk a am bac arabe ci Sénégal bi ci la bokk bi mu ko amee mu jóge fi dem Libye ba ñuy bombardé Benghazi américains yi di xeex ak Kadhafi Saloum ma nga woon ci université ba di jàng mu am fa diplôme d'ingénieur ci wàllu agronomie donc balaa muy nekk arabisant dafa nekk d'abord intellectuel ak technicien man loolu moo tax ma respecté ko donc ku mel noonu su jëlee yitteem depuis 1993 muy def conférence bu mel nii ndax ñaar fukki at ak juróom du lu yomb depuis 25 ans mu di animer li nga xam ni c'est un concours sous-régional de Coran loolu je pense que dafay bokk ci li nga xam ni day tax Thiès jëm kanam te defe naa li dëkk bi yaatu yaatu yépp ak li Sénégal di yaatu yaatu yépp amul benn événement boo xam ni am na ñaar fukki at ak juróom et je pense que tey ñoom Mame Diarra ak ñoom Mohamed bu ñu demee ba yàlla dimbale leen ñu mën a gagner concours international je pense que ku mel ni Saloum bokk na ci précurseurs yi mës a gëm ni xale yi Sénégal dañoo war a mën a bokk ci ay concours ba di ko gagner ndax moom moo njëkk a jële ay nit bitim réew andi leen fii ñuy jàng kaamil alxuraan nag ñi fi teew ñoo ma ko gën a xam waaye ñun ñëpp ay gone yi Sénégal lañ ay doomi jullit lañu jàng nañu mais li gën a am solo ci alxuraan te jullit yu bari xamuñu ko mooy livre bi ëpp doole ci àdduna nga xam ni moom la ñuy wax impression maanaam moo ëpp ay bataaxal yu ñu ko tëgg wàllu alxuraan la ndax daanaka lu mat 3 milliards yi kaamil ñoo ngi circulé ci àdduna bi amul benn diine boo xam ni livre am toll na foofu deuxièmement ku xam alxuraan xam ni c'est un œuvre d'art coow li bari na religion yi bari na mais verset Coran rek ngay gis ñu def ko tableau d'art def ko ci kër donc loolu bu ñu amee ku mel ni Saloum mu di ko fësal du ñu def lu dul remercier ko man nag vraiment kontaan naa ci bis bi ma jagleel ndax say xarit bari nañu su la neexoon nga jël keneen tudde ko bis bi waaye wax dëgg yàlla defal nga ma loo xam ni yàlla rek moo la mën da fay di ñaan mbooloo mi aussi ñu continuer di ko jàppale yàlla bàyyi ko fi ay at yu bari ñu nit ñuy di mën a ñëw chaque année ci événement bi di ko sargal ma jéggalu ci kàddu yi di leen remercier et di leen sant jërëjëf. El Malick Seck wax na ko léegi bés boo xam ne bésu lislaam ñu siy jàng alxuraanul karim si weeru koor fanaan li mënul am bés bu ko gën a màgg moo tax yow mi nga xam ne yaa ko sabab ñu la siy félicité te mu nekk loo xam ne lu yàgg la ndax nag wolof day wax ne lu yàgg dëgg la 25e édition du 25e heure du 25e jour 25 ans nit di def naan bi ma fiy nekk adjoint gouverneur doon naa ñëw si bés ba yàlla def tey may ñëwaat fii si beneen anam ak ñu ma fi jiitu
te mbir mi musul changé constance bi ci am mooy fexe ba lii nga xam ne ñiy jàngal alxuraan ak ñi ko jàng te ñun nag ay doomu daara lañu bu fekkee dañoo sol bu gouverneur yi préfet yi sous préfet yi ca xam nañ ne dañuy wax ne métier bi gën a baax ci métier imaam Abdou Majid moom may xool mooy ki xam alxuraan di ko xam di ko jàng di ko jàng yow nag depuis toujours yaa ngi taxaw si loolu taxaw si di sargal di ko xam taxaw di encourage ñi koy jàng taxaw di encourage ñi koy jàng donc loolu mission bi gën a rëy si jullit yow ci loolu nga yàgg taxawee ñu ngi ñaan yàlla may nga mun ko continuer di nuyu ki nga xam ne mooy kilifa yi yegg si muy Cheikh Ahmed Tidiane jiite bokk si ñi nga xam ne ñoom tam dañoo taxawee loolu nga taxawee bu loolu weesoo bërëb bu mel nii bu fi ñëwee comme bëgg ñoo guddal muy waxtu boo xam ne waxtu bu am solo la si diine bi ndax ñu nekk si bés yoo xam ne ak bërëb boo xam ne te ñu am njort bu rafet ne luñ fi ñaan nag ñu ngi ñaan nga ñaan ngeen ñaan ci def ñu fi nekk ñaan ñi fi teew yëpp ñaan def yàlla def Sénégal si jàmm def jàmm si Sénégal li nga xam ne moom la ñu dëgmal muy jongante yee lu mu mun ci doon yàlla def si jàmm muy nawet bi ndax benn góor doon na ma wax ne nawet bi mu mën a defar amul kenn ku ko mën a defar nawet bu baax bi mu mën a defar si réew kenn mënu ko def nawet bu yàqu lu mu mën a yàq si réew kenn mënu ko defar donc ngeen ñaan yàlla defal ñu nawet bu baax te barkeel ak dugg leen si nawet bi ngeen ñaan yàlla indi jàmm si réew mi indi ko si àddina bi yëpp ba li nga xam ne incha allah édition yi nga xam ne yaa ngi fiy taxaw ñu yàgg ko fekkee dina féliciter encore une fois di féliciter ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy jàngale si alxuraan bi fii seen li ñu amoon muy li ñu yoroon muy ñaan alxuraan ba ñu xam léegi yeneen yi nga xam ne ñu woon sax ñu ko fi gisoon waaye nag comme li ñu amoon moom lañ doon tiitaroo boobu ba léegi nañ continuer di ko jàpp mu dëgg ndax amuñ leneen lu dul loolu suñu mag yi loolu lañ jëmbat loolu la ñu siiwal loolu lañ def si ñun ba ñu mën a déggoo ba li nga xam ne ñu jëmbat si ñun Sénégal ñuy réew boo xam ne dañoo bëri ay waaso muy tukulóor muy joolaa muy séeréer muy leneen ak leneen ñu jëkkandoo ñeneen ñoo xam ne bokk nañ ñëw diine muy chrétien yi am na sax yenn séeréer yu ñëwagul ak yenn joolaa yu des ko yoo xam naa ñoom am na saalum dañ leen jëli ak ñooñu waaye ñu jëmbat si ñun li nga xam ne moom mooy li solo l'islam muy religion diine jàmm ba tax na ñu am confraternité dëkkandoo ñëpp ci jàmm ak salaam jàmm ak salaam boobu nga xam ne ñu koy jëmbat si ñun ba sénégalais ak moromam bu ñu gisantee même bu ñu bokkul diine même bu ñu bokkul waaso ku nekk da nga jàpp sa bopp jàpp sa morom comme ni nga jàpp sa bopp muy sénégalais te ñu ne boo gis si moom lenn loo xam ne lu bon la loolu yàlla moo ñu ko may suñu waajur yi jiitu def ko góor dugal ko si sol ko si ñu fexe ba ñu ko ñu góor loolu daal si gàttal mooy li nga xam ne mën naa ko bëggoon naa ko wax di encore di gërëm bu baax a baax a baax a baax ñi nga xam ñoo fi teew muy kilifa diine yi doy nañu modèle wax nañ fi léegi parrain bi foofu lay daanalee sëñ bi mooy ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yeneen at yëpp 25 éditions yi bu li ma si gis li ma fi fekkee li ma fekkewul lépp koo si tànn parrain rek dañu xam ne tànneef la ndax tey parrain bu ñu koy tànn dañ koy jox nit ñi modèle bu ñu tànnee nit parrain dafa mel ni jël nit tudde ko ren ki ngay tudde da day fekk sopp ko sopp melokaan sopp jikkoom sopp doxalinam sopp taxawaayam bëgg ki nga xam ne dañ koy tudde mu nuru loolu ba ñu jël ma parrain yi am fi muy ñooñu parrain yeneen yi mooy kilifa yi fi nekk ñu ngi ñaan ba ñi nga xam ne ñu ngi fi xale yi nga xam ne jàng nañ ci alxuraan suñu yaram daw ñun ñëpp ñu kontaan ñu ngi ñaan ñoom itamit ñu xam ne am nañ ay modèle ndax nit ku nekk nag ki nga xam ne jiitu nañ si biir ba am si ndam moom ngay jàpp def ko modèle nga jéem a teg tànk sa tànk fi mu tegoon tànkam donc xale yi fi ñu doon jàng alxuraan bi léegi ñu ngi ñaan ñoom tam yàlla barkeel